bi Cheikh Ngoné maa ngi lay ziar naka yi tey comme ci coulisses comme dans les coulisses hein voilà dans les ziar naka bu delloo ziar ba yaa ngi si jàmm suba saa yi nii comme d'habitude ñu ngi sant yàlla alhamdulilah boo yeewoo am jàmm rek sant yàlla nuyu sama naataango Chérif Malick Kiné Marcel Farba Maroun bokk téléspectateurs yu télévision Futurs Médias. aywa yéen kaay l'observateur lañ koy dooree à la une bokk na ca drogue bi nga xam ne fi mu ne nii daal mi ngi def ay loraange ci suñu ndaw yi Cheikh yi. bokk na ci ndaw yi nga xam ne itam ñu ngi koy jëfandikoo monte fati lu ni mel bëri na ci ay njeexital yoo xamante ni nag mënees na ko jural ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di ndaw ñi yenn saay lu ni mel la ñuy faral di jëfandikoo ñu yëngu ci wàllu kër docteur itam leen li ñu xamle maanaam mënees na jaxase sam xel ba mu jural aw giraawaali wala boo ko suicide maanaam nga xaru ginnaaw boo ko jëlee lépp lu ñeel itam wàllu insuffisance rénale jàpp leen ne drogue wi nga xam ne itam dañu koy rek jëfandikoo ci la jamono te sax nag dafa gën a xew faat yi mu di volet bi nga xam ne itam ndaw ñi ñu ngi koy jël mënees na laa indi li nga xam ne rek moom moo di insuffisance rénale lépp lu ñeel itam diwaan bu Thiès ca cité Senghor lu doy waar loo xamante ni am na sorol wa nga xam ne moom moo daal di daanu ci responsable bu daayira ba ak itam ak doomam bu jigéen boo xamante nii nag mi ngi am ci lu tolloog juróom benni at lu di mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 7 bu l'observateur leneen lu mu xëyee bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di mbirum li nga xam ne moom moo di phosphate pour Dendori mel ni nag Cheikh Amar homme d'affaires wile amaat na victoire ci jëmale ci ministère des mines ginnaaw itam ñàkk déggoo wi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci seen diggante campagne législative atum 2022 yenn ci ay dëgg yoo xamante ni wala boog waxtaan wu mu séq ak ki nga xam ne moom moo di Cheikh ki nga xam ne moom moo di Cheikh Alassane Thierno Alassane Sall voilà exactement Thierno Alassane Sall waxtaan woo xamante ni séq na ko ak moom dëgg yi nga xam ne itam mi ngi koy jànkonteel ci li nga xam ne moom moo di terrain bi lépp rek daal na koy faram-fàccee ci li nga xam ne moom moo di l'observateur keneen ku mu xëyee bokk na ci ki nga xam ne moom moo di Nabou Dash séq na ab waxtaan ak moom ci li nga xam ne nag moom moo di page 8 juróomi mariage yi nga xam ne daal dina koy am moom soxna Sile ak itam li nga xam ne moom lay dund ci yile jamono enquête dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel attaque bu opposition bi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci kujje gi nag régime bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk itam ñu ngi wax li nga xam ne moom moo di seen ak bilan ginnaaw itam lenn ci yoo xamante ni ay jëf la fi président Macky Sall daal di amal moom Barthélémy Diaz jamono yi nag vise la cohabitation Augustin Tine ca diwaan bu Thiès mu ne une cohabitation n'est pas envisageable lu ni mel la rek daal di xëy fësal le quotidien di kaat ba tey ci lépp lu soxal li nga xam ne nag moom moo di cours yi nga xam ne moom la ñu arrêté ci njàng mu kaw mi mu ñeel njàng mi ak njàngale mi année blanche ku moywul mënees na ko njortu jëruñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàll wi li mu xamle mu dañu daal di tëj bépp université ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet bi nga xam ne nag moom la ñu nekk faat yi lépp lu soxal itam ñi nga xam ne dañuy saytu ak yelleefu doomi aadama yi li ñu nemmeeku fii ci réew bu Sénégal mu di doxu ñaxtu yenn saa yi nga xam ne dañu koy faral di dogal yenn saa yi duñu ko dogal mu mel ni nag Amnesty International Sénégal daal nay xaw a mbéngale réew bu Sénégal réew bu France Iran Russie ak itam fa nga xam ne moom moo di Nicaragua lu ni mel la rek daal di fësal le soleil dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel programme d'électrification solaire lu toll ci ñaar téeméeri lampadaire yoo xamante ni dina ñeel commune bu nekk ñu utali beneen ab yéene kaay mu di libération dikkaat itam ci lépp lu ñeel li nga xam ne moom moo di taxawum suuf fa nga xam ne nag moom moo di ca kër Ndiaw mu mel ni nag juge bi daal nay dàq sédiment lan moo ko waral dañ ko faram-fàccee ci ñaareelu pàcc bi beneen ab coowal suuf woo xamante ni itam ñeel na Franck Timis ak itam ancien dirigeant yu seen huile mu mel ni nag liaison trouble dans le Ndiayel lu ni mel la rek daal di xëy fësal coowal suuf si ci ba tey moom ki nga xam ne moom moo di Bokar Samba Dieye abaat na dëgg ci banque bi di rek ati jari mu mel itam lépp loo xamante ni ñeel na ay koppar yoo xamante ni amoon nañ ko daal nañuy xaajale jëmale ci li nga xam ne nag moom moo di côtéem dara doxatul ca la nga xam ne nag moom moo di Sen'Eau mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 3 bu Libération Tribune dikkaat ba tey ci lépp lu ñeel wàllu Karim Wade ak itam Khalifa Ababacar Sall mu ñeel seen amnistie parité ak itam homosexualité dina doon loo xamante ni dañ ko waxtaanee ci 14
16e législature bu nga xam ne moom la ñu dëkkmal fa nga xam ne moom moo di ca pencum ndaw réew ma lépp lu ñeel itam moom Thierno Bocoum daal nay addu ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo féete ci mouvance présidentielle ci la jamono li ñuy doxalee ku moywul dina xiirtal askan wi ñu def naka sadul noonu ñu baral ko faati wax itam ci Walf Quotidien wi nga xam ne dikkaat na bu baax a baax ci lépp lu ñeel wàllu payoor à la retraité yi mu mel ni nag njiit bu réew bu Sénégal ci la jamono itam daal nay leen di bàyyi xel bu baax a baax mu ñeel li nga xam ne moom moo di aw ñoŋal laas dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di extrême pauvreté yu ménage yi 95 millions de personnes ak itam lépp lu ñeel wàllu xiif lu toll ci juróom fukki millions lu ni mel itam la rek daal di xëy fësal mu mel ni itam prévision alarmiste de l'ONU ñu wutali beneen ab yéenekaay comme dañoo yàkkamti faati les échos dikkaat ba tey ci lépp lu soxal mu mel ni nag Air Sénégal daal ne amal directeur général bu yees moom itam ginnaaw itam bu mu toogee lépp lu ñeel jafe-jafe itam daal na koy bàyyi xel bu baax a baax ci le jamono lu soxal itam autopsie bu François Mancabou lu ñeel itam dëgg gi ñu ngi koy xaar boobaak léegi lenn ci loo xamante ni itam mënees na ko njort jafe-jafe yoo xamante ni moom la ñu nemmeeku ci wàllu li nga xam ne nag moom moo di yuur gi ñu wutali beneen ab yéenekaay bis bi le jour dikkaat ba tey ci lu ñeel yenn ci ay comprimé yoo xamante ni dañu koy jëfandikoo ñi nga xam ne ñoom ñoo di góor ñi Fatou dafa am yoo xamante ni day xaw a doy waar voilà donc dañ koy jëfandikoo pour mën a yëg seen bopp bu baax a baax bis bi le jour moom moo daal di gisee noonu Vox Populi di kaat ba tey ci lépp lu ñeel li nga xam ne nag moom moo di la xew ca diwaan bu Thiès maanaam cité Senghor ci jafe-jafe yi nga xam ne daal na koy jural askan wi ak itam njàqare woo xamante ni daal nañ koy nekkee ci yile jamono ñu wutali beneen ab yéenekaay mu di source mu di nag niki ëllëg incha allah moom mooy bésub dëgg bi ci lu ñeel autopsie wu François Mancabou xam nga ne génn àddinaam jur na coow lu rëy fii ci réew bu Sénégal niki ëllëg incha allah daañu xam lu leer ci li nga xam ne nag moom moo di résultat wu boobule autopsie moom Barthélémy Dias dama xam ne itam képp koo xamante ni voté nga ñi nga xam ne ñoom ñoo féete ci nguur gi yaa ngi promouvoir lépp lu ñeel borom ñaari tur yi ñu wutali beneen ab yéenekaay Sud Quotidien di kat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di campagne électorale bi nga xam ne nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu politique bi ñu ngi dagaan baatum askan wi daal na leen dese 10 jours yoo xamante ni daañu jokkoo ak ñoom wax itam li nga xam ne moom lañ fas yéenee amal bu ñu taxawalee askan wi ca pencum ndaw réew ma mu ñeel assemblée nationale témoin dikkaat ba tey ci lépp lu soxal li nga xam ne nag moom moo di dagaan baatum askan wi mel itam bennoo ci la jamono taxaw na bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di bilan bu président Macky Sall ngi rek daal di convaincre ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi beneen ab yéenekaay stade dikkaat bu baax a baax ci lépp lu soxal wàllu cérémonie kaaf fa nga xam ne nag ñu ngi koy amalee ca Rabat ni ki alxames la ñuy xaar lu ni mel Mané ak itam Cissé ñu ngi leen di xaar waaye jàppal ne Mendy ak itam ki nga xam ne nag moom moo di Koulibaly ku moywul daañu wute lu ni mel record dikkaat bu baax a baax ci lépp lu ñeel Bayern ak itam Chelsea xam nga ne ñaari doomu réew yu Sénégal yi lee ba ñu leen ganese yàggul match amical maanaam match xarito boo xamante ni itam daañ ko amal ni ki tay Sadio ak itam Koulibaly mu mel ni itam nekk na bés bi nga xam ne daañu gën a fësal li nga xam ne nag moom moo di seen ak xarañteef mu ñeel seen ak ndorteel Abbas Ndoye ci li nga xam ne moom moo di sunu lamb président bu écurie Fass Ndakaaru la mu xam le mu di amul benn problème boo xamante ni nemmeeku nañu ko ci diggante Tapha Tine ak itam Gris Bordeaux Tafa Gueye ak itam ki nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux ngeen baal ma pàcc wu njëkk wi mu ñeel li nga xam ne nag moom moo gën a fës ci li yéenekaay yi xëyee waaw merci beaucoup Cheikh yéenekaay yi ak la ñu xëyee ñu bàyyi la nga naan tuuti lu sedd tey moom duñu la wax café ndax yaa ngi siit jaajëf Cheikh Diop dafa tàng merci beaucoup à tout à l'heure ñaareelu pàcc bi également vous retrouverez Cheikh Diop incha allah ci yéenekaay yi mu gën koo faram-fàcce Chérif Malick Marcel ak ci commenté bi mooy volet mooy xeetu cinébar bu bees bi nga xam ne ndaw yi dañ koy jëfandikoo te mu bëri ay loraange nee ñu buñ ci waxul nag mën naa tasum réew. waaw il faut ñu wax ci ndax loolu ñu ngi ko remarqué ci lu bari ci école yi. L'Observateur waaye tamit boo demee fi nga xam ni moo di fii rek ci suñu ginnaaw muy Almadi gone yi dañ koy jëfandikoo lu bëri. mu nekk ay doom yu nga xam ne boo koy xool bong-bong la lay jox wala tàngal ak lu ni mel mais ñoom dañu koy jël ñoom xale yi di ko jëfandikoo ngir gën a xereñ ci genn côté gi maanaam ci wàllu sëy
nañu parce que mbir boo ko bëggee faj. foog nga jaar ca digg ba. pour parents yi xam li xale yi di def ci jamono yi. ndax mi ngi def ay ravage xale yi bu ñu ko jëlee non seulement doo lekk. parce que da ngay am impression que da nga suur. waaye tamit. beneen bi ci des doo nelaw. beneen bi ci des aussi dafay tax sa ngóor a yokk loolu nag li nga xam ne moom lay jur ci xale yi. ñu ci bari tey. dañuy jël ay appartement di ca def naka sudul noonu. nga yaakaar ni yow yaa ngi toj dëkk bi fekk yaa ngi rey sa bopp. li nga xam ne moom la lay jural mooy boo ko jëlee non seulement seeram day tàng. waaye foo toll da ngay am envie def sëy beneen bi ci des mooy sa flux sanguin maanaam sa deret ni muy circuler dafay gën a gaaw. beneen bi ci des sa rythme cardiaque bu dee 70 battements à la minute di nga dem 90 wala 100 battements à la minute. te loolu mun na indi arrêt cardiaque mun na la indil arrêt cardiaque. l'utilisation beneen bi nga xam ne moom moo ci am mooy boo koy def di sëy lu bëri mën na dem ba jural la insuffisance rénale donc mu am ñetti buntu yu muy ubbil xale bi. mooy nga dof maa nga am arrêt cardiaque dee dem barsàq maa nga dem hôpital ñu faj. je pense que loolu dafay indiwaat rek problématique gu li fi ñëwoon ca jamono muy naan ba màndi ci ñaar fukk. mooy sachet ya. waaw sachet yi doon jaay ca buntu école yi. lu ko yées nag duggaat na ci biir dëkk bi. te xale yi ñu ngi koy jëfandikoo de manière incroyable. c'est le moment d'attirer l'attention ci parents yi ñu gën a am vigilance. gën a surveiller seen ay doom. parce que boroom kër booy tëdd war nga nemmeeku sa njaboot ndax tëdd nañu walla déet mais boo tëddee bàyyi sa njaboot ci biti leneen lu ñu def doo ko yëg. il faut que ñun ñi nga xam ne ñoo njaboote xale yi ñu jël suñu ay responsabilités sur le plan de l'éducation. xale yi am na déperdition scolaire maanaam da ngay dem ba jàng dootoo ko bëgg buñ la nee demal jàngi da ngay dem appartement. daje fa ak say morom ngeen di def naka sudul noonu. volet mi ngi noonu gis ngeen ko. moom volet moom am na ci bu nga xam ne mi ngi tudd suus. beneen bi mi ngi tudd réew impoli. beneen bi mi ngi tudd dem ba jeex. donc yooyu je pense que ay mbir la yi nga xam ne xale yi ñu ngi koy jëfandikoo. te buñ ci waxul dina jur musiba. ci ndaw ñi nga xam ñoo yaakaar ëllëg. Chérif muy forme extasie bu bees boo xam ne mi ngi toj réew mi maa ngi gis dans les témoignages sur les réseaux sociaux des parents désemparés yoo xam ne xamatuñu fan lañ jëm ils ne savent plus où donner de la tête et puis lu gën a doy waar mooy xale bi nekk ci yenn daara yi mun na tàggoo jàngi nga foog ne mi ngi jàng fekk man ci appartement yi dinañ toog ay weer yow du gone gi bàyyi na jàngam. wala mu yàq àddinaam su weesoo loolu sax jafe-jafe yi nga xam ne mën nañu ko indi ci wàllu santé seen avenir ak yu ni mel. bien entendu parce que abandon scolaire moom constat la parce que gis naa fi benn activiste bu ñuy wax Dialli Badiane bu ci def benn Twitter sax ne benn enseignante xaritam. moo ci attiré attention ne ko gone yi am na ñoo xamante ni daal surtout koo xamante ne am ndongo daara dafa accro ci xeetu drogue yooyu ba tax na kon gisatuñ ko bàyyi na jàng mais malheureusement li dinaan tubaab ci tubaab rien de nouveau sous le soleil lii beesu fi na gën ni daaw en 2021 le même débat sur li nga xamante ne mooy volet bi amoon na fi ba juróon fi coow ba gis ngeen ko ay ONG Jamra ak yeneen i organisation attiré woon ci attention ministère du commerce pour ñu xoolaat même commercialisation xeet yu en tout cas yu mel ni fii ci Sénégal ce qui veut dire que kon càggante am na ci domaine yëpp déjà ñi nga xamante ni quand même ñooy kilifa réew mi war a saytu lépp loo xamante jëm na ci santé publique ñu koy utiliser ci wàllu répression bi bu dee drogue boobu ba léegi jóge fii dafa beesaat rek ñu koy waxaat ni mais mi ngi ci Sénégal depuis plus d'un an mi ngi ci Sénégal ci yenn lieux yoo xamante xam nañ ko fii ci Dakar donc ñi war a def seen liggéey defuñ ko ñooñu aussi war nañoo rendre compte ñi nga xamante ne quand même ñoom ñooy askan wi beneen bi comme ni ngeen ko waxee mooy les parents parce que bu fekkante ni aussi da nga yor sa doom muy jëfandikoo yu ni mel même boo ko xamul war nga ko dimbale ci wàllu woowu parce que liñ ci bañ mooy sànq gone yi cànkuteef googu mooy déjà si seen wér-gu-yaram mais aussi ci li nga xamante ne moom mooy seen comportement yi nga xamante ne moom la am ci mbedd mi parce que day dem ba yenn saa yi mu duggale ci xeetu déviance yoo xamante ni ëllëg mu ne su ko régler donc ñii di addictologue yi également ñu ngi ci def liggéey bu am solo fii centre d'addiction yi bari na fii am na bu Jacques Chirac am na bu Fann boo xam ne am na fi gone yi nga xamante ne doo dem ba mbir mi jéggi dayo je pense que war na leen a dimbali yóbbu leen foofu ñu daal leen dimbali ba tooke googu daal ñu génne ko ci bu ñu bañ a récidiver beneen bi nag mooy lu nekk ci période campagne électorale mooy débat yoo xamante ni il faut ñu koy poser parce que
député ñoo fi voté woon li nga xamante ni moo jëm ci criminalisation lii di drogue en tout cas ci wàllu drogue jëm ci trafic international bi ndem si yàlla Abdou Latif Guèye moo ko fi defoon moom mi nga xamante ni moo jiite ONG Jamra c'est des débats yoo xamante ni en pleine campagne on doit poser ça ci wàllu éducation yar gone yeeg yu ni mel je pense que moo gën fitna gi nga xamante ni ci la nekkee bu ñu bëggee sauver li nga xamante ni moom mooy suñu jeunesse ci xeet yi nga xamante ni ëllëg it danañ soxla gone goo xamante ni dana jàngi wala mu mën a jiitam réew du ko def ndax day sànku et puis Marcel bu weesoo abandon scolaire bi am na ñoo xam ne dañuy fuguer daf leen di jaral ñu bàyyi seen ay famille ñu leen di wër des parents qui sont dans le désarroi ni ñu ko waxee woon sànq ba léegi mais surtout quand même autorités yi war nañ ci gën a def ay jéego pour jàppale cette jeunesse là. C'est ça parce que comme toute drogue dafay mujj na ngay mujj nekk accro. C'est ça justement le principe même si j'ose dire de la drogue donc comme ni ko Chérif waxee du fi lu bees quand même. ndaxte yàgg nañ ko dégg ñu koy waxtaanee ci mim réew donc notamment fii Dakar Malick mu ngi ko doon wax sànq zone bi ñu nekk. dépendance boobu moo lay pousse justement boo xëyee doo bëgg a def leneen lu dul loolu dem ci ay bërëb pour mën ko fexe ba jëfandikoo. il faut savoir que dans les années 70 ci àdduna bi lañ ko commencé woon doon yenn psychiatre doon ko prescrire ay nit ndaxte dañu gis ne dañu yaakaaroon ne amoon na ay effets thérapeutique yoo xamante ne mënoon na dimbali ay nit ci seen i problèmes familiaux. wala dimbali tamit ñi nga xamante ne dañoo nekk sous dépendance de l'alcool tamit. ak ñi nga xamante ne ñooñu ay personnes âgées lañu pour yenn faj yi leen waroon faj mais ñu gis na ne au fil du temps que amul woon finalement benn effet. ñu mujj ko bannir ce sera assez difficile quand même pour que ñu xeex ko ndaxte li nga xamante ne moom mooy en tout cas drogue bi di extase yi ñu koy gën a tuddee volet pour xamee ko rek déjà xam na ne ndax drogue la wala du drogue c'est déjà compliqué parce que dafay présenter wu comme un bonbon donc comme tàngal dina xaw a metti mais bon on fait confiance à nos forces de défense et de sécurité on se dit que am nañ capacité ràññee li nga xamante ne moom mooy lu illicite ci biir réew mi et puis comme ni ñu ko waxee donc les politiques aussi war nañ ci gestu loi Latif Guèye bi ñu gën ko orienté xool naka la ñuy def ba appliquer ko malheureusement comme toutes les lois fii existé nañ mais c'est l'application qui pose problème mais c'est pas un peu efficacité bi amul trop parce que comme ni ñu ko doon waxee ci wàllu viol bi lii di instruction yi day yàgg trafic international lañ wax donc mooy loo xamante ni tamit jàpp na ni lii feesal kaso yi ci la bokk kun fekk ngay def yu ni mel atte la li naan flagrant délit teg la ay daan bu dee sax dañuy cote li nga xamante ni mooy peine bi moom moo gënoon donc c'est des débats yoo xam comme on dit ça se pose encore une fois mais attirer rek attention parents yi ak képp koo xamante daal avenir gone yi ñor na la ñu mën leen dimbale parce que jamono toll na foo xamante ni moom xale yi dimbale leen du yomb parce que ubbeeku gi réseaux sociaux yaa ngi fekk mbiri àdduna ak tamit li nga xamante ni mooy influence bi mais il faut rek continuer ci wàllu éducation ndax day loo xamante ni quand même moom moo sauvé ndaw parce que li ko gis xam nga ne boo gisee ak bong daanaka lu tegoon dafa mën a attiré couleur yi sax day attiré nit te ñi koy defal li leen ci jublu c'est ça et puis di ko fi dugal nu mu leen neexee Fatou Kiné du yoon nu mu leen neexee Fatou sànq Malick mi wax lu am solo yëf yi il faut nga jaar ci digg bi pour ñu xam fan mooy metti am na benn facteur boo xam ne dañ ko war a jël en compte xam nga ñu ngi wax sànq xale yi loué appartement di def naka sudd noonu mais aussi man je pense que ñiy loué appartement yi nañu xool yàlla parce que da ngay gis koo xamante ni day tabax këram di ko loué mais mu leer ko ni xale yiy ñëw fii chaque week-end wala ay jour dañuy ñëw foo si moo leen indi mais ñoom li leen intéressé mooy xaalis bay dugg xooluñu jeunesse boobu ndax ñi ngi yàqu am déet ndax tey dama jàpp ni bu ñu jàppoon ni xale yooyu kat seen doom bu ngeen jàppee woon comme seen doom loolu duñ ko nangu donc bëgg xaalis bu mu tax également ñuy nangu yenn yi bul jël sa kër jël ay néeg maanaam jagleel ay xale ñu ñëw di fo ba seen foo jeex ñu dem seen yoon xale yooyu ëllëg lan la ñuy mujjee yoo xamoo yow li la intéressé rek mooy manne financière bi ci ginnaaw man je pense que loolu également facteur la boo xamante ni dañ ko war a jël en compte muy borom kër yi ngal lan nañu bàyyi di jël seen kër yi man ba borom kër yi tax ak waajur yi war a yor seen i doom ma ne waajur yi am na foo xamante ni waajur yi borom kër yi les responsabilités sont partagées parce que borom appartement moom la ñu ci bëri ay courtier lañ koy jox borom kër yi sax amuñ ko maanaam ñu yor appartement moom ay borom réglementé courtier ku ñu luy xam ne réglementé voilà comme vente alcool ak tabac tu peux pas donner un truc à un mineur c'est ça mais courtier les
responsabilités sont partagées. parents yi am nañ ci responsabilité. courtier yi am nañ ci responsabilité dofuñu ndax ku ñu luwee xam nañ li tax ñu luwee la. tout à fait borom kër yi tamit également ndax ku yor sa kër yi pour man di nga fa def di nga fay ñëw de temps en temps xam nga li xew sa kër. mais am na yoo xamante ne tamit dañ koy gëmm di ko bàyyi noonu il faut ñu arrêter. xale yi di jël appartement yi à chaque fois di def naka su dul noonu. bu doon seen doom kenn du ko ci nangu Chérif. wallaay am na Chérif waxtu jot na mais am na ay parents yoo xam ne loolu leen wax ko leen yar nañ seen ay doom fi ñu leen war a yaree mais xale yi ñoo màgg mais bien sûr mais dama ne ku nekk am nga ci sa part de responsabilité parents yi am na waajur yoo xam ne Malick daw nañ ba bëgg a dee yar nañ seen doom yi ba bëgg a dee def nañ li ñu war a def sacrifié ruñu mais xale yi la ñuy def ca mbedd mi ump ne seen ay waajur parce que un jeune de 17 ans une jeune fille de 18 ans di jàngi mënoo ko topp chaque jour xamoo lan lay def xamoo sax ba xam ngi dem si école bi am te donc je pense que parents yi am nañ ci wàll mais ku nekk am nga ci sa wàll te am na parents yoo xam ne gàcce ngaalaama daw nañ ba dee mais bon ñu ngi xaar rek ci autorités yi quand même ñu jël ci ay mesures parce que volet mi muy forme extase bu bees bi mi ngi toj réew mi te am na gone yoo xam ne ba ñu figee daw seen kër kenn xamul kañ la ñu ngi ci appartement yi seen waajur yi di leen wër nekk si njàqare sonn te drogue bi moo ko waral ñu jàll ci leneen un jour au Sénégal un jour dans le monde